salaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa TS 1924 man professeur Thioye maa ñëwaat amaat yenn vidéo yoo xam ne ñoom laa fas yéene dugal n'est-ce pas toujours dans le cadre nan la ñuy dérouler suñu programme incha allah ci kàttanu borom bi ak stratégie bi nga xam ne moom la ñu war a mën a lal ba mën a battre campagne sans pour autant ñu am yenn entrave yi donc yàlla dogal na man maay seul candidat ba bi ma xamagum bu nekkagum ci diaspora bi boo xam ne ci diaspora bi la dëkk te su vote bi jotee aussi ci diaspora bi lay voté ceci dit loolu dafa jur que ne wàccaguñu sur le terrain mais incha allah bientôt je dis bien bientôt dans quelques jours incha allah war nañu war a wàcc ci terrain bi bu mën a war a battre campagne mais balaa boobu nag dañu bëgg sas ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi ku ci nekk am benn mission boo xam ne moom lañ leen di jéem a jox mission boobu nag dañu def lu dul utiliser ku mu nekk ci ñun ci panel bi yaa ngi utiliser WhatsApp moom ngay woote te plutôt que ngay woote ak sa crédit téléphone loolu lan la jur mi ngi jur que ne information bi nga xam ne yàlla moo ñu ko andil te ay tubaab yoo xam ne dañoo nekk ay président ñoo xam ne nekkoon nañu président li leen ko may mooy ñu utiliser les nouvelles technologies de l'information de la communication man nag sama rôle bi ma nekk au Sénégal j'étais le responsable du programme World Link de la Banque mondiale pour l'introduction de l'internet dans l'enseignement donc ñu defoon ci ay jéego yu am solo ba à un certain moment laa gis tul woon sama bopp ci Sénégal loolu mu jur sama immigration en 2000 laa génn Sénégal nekk fii mais depuis ma nekk fii ba tey maa ngi ci jàngat rek nan la ñuy def ba suñu réew développé ba mel ni réew mi nga xam ne fa laa nekk ni en particulier Italie parce que modèle italien sénégalais daf ko ñun Sénégal dañ ko war a mën a copier parce que y a que des points positifs mooy immigré yi dem nañu daan nañu seen doole bi ñu amee doole ñibbisi nañu waat Italie pour def Italie doon li mu doon man nag ci sama programme dama ci am benn volet boo xam ne mi ngi tudd la maison de la diaspora la maison de la diaspora ci sama liggéeyante ak relation yi nga xam ne ñoom laa am à l'étranger au moment où je vous parle waxtu bi nga xam ne moom laay wax ak yéen jàpp leen ne am naa suñu yàlla kàttanoo la woon ñu falu ba ñu faloo suñu faloo jàpp leen ne am na 26 milliards de francs CFA yoo xam ne dañ koy injecté directement ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk dans la diaspora ci ku bëgg taxawal projet ku et cetera ak créer la maison de la diaspora ak entité yi nga xam ne ñoo tourner autour yëpp. alors la maison de la diaspora boobu nag dañ koy dooleel dëgg dooleel ko dëgg mooy lal def de telle sorte que secteur privé sénégalais ñu fekk suñu dans la maison de la diaspora. parce que ñun am nañu approche boo xam ne dañuy dooleel diaspora bi dooleel comme gi nga xam ne moom la diaspora bi di dugal ba pare nag defal leen ay opportunité pour que lépp loo xam ne sénégalais bi nekk ci diaspora bi mi ngi koy entreprendre mu ñëw war ko mën a def Sénégal ñu defal ko ay facilité ay exonération et cetera et autres yoo xam ne loolu bokk na ci programme bi nga xam ne mooy ñu téye léegi daal ci gàttal pour que sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi xam ne déjà que ne man professeur Thioye j'ai à ma disposition loo xam ne desul lu dul falu naa rek j'ai 26 milliards yoo xam ne dina ko mën a teg entre les mains des sénégalais de la diaspora loolu nag dafa jur ma bëgg ñoom ñu sóobu ci mbir mi pour ñu lal stratégie bi ñuy permettre ñu war a mën a dem ci élection yi utiliser suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal pour que information yi nga xam ne moom la ñuy jàllale fu mu nekk nii ñoom kon képp koo xam ne da nga nekk ak ñun ci diaspora bi te nga nekk ci panel bi ñu am benn mission bi nga xam ne moom lay jox ku nekkul ci diaspora bi tamit te nekk ci panel bi ñu ngi lay laaj aussi ñu ngi lay sàkku ci yow tamit benn mission boo xam ne moom laay jéem a moom laay expliquer nii ci dessin bi nga xam ne moom laay yor nii gis nga dessin bi maa ngi jàpp ne ñun sénégalais yi nekk ci diaspora bi nous sommes au nombre de 3 millions mooy li nga xam ne moom la ñuy dénombré mais ëpp nañ ko fuuf alors 3 millions yooyu su fekkee ne ñun dañoo pointé sur 500 000 sénégalais yi nekk ci diaspora bi États-Unis Canada France Belgique et cetera dañuy jéem a seet na la ñuy def ba am 500 000 sénégalais yoo xam ne ku ci nekk waxtaan nañu ak yow expliquer le programme bi en utilisant les films yi nga xam ne moom laa jot a jàllale pour que ñooñu gis seen bopp ci que ne seen candidat dina samp ndëndam yore na quelque chose pour eux. te développement Sénégal mën na jaar ci loxoom parce que tout simplement li nga xam ne moom la jot a wane askan bi gis ci seen bopp aussi bien au Sénégal que à l'étranger
moo tax ma ne woon damay jël benn tableau lañu fa waa ji di faral di wax naan policier du bàyyi doo alkaati du bàyyi doo donc jàngalekat tamit il faut que de temps en temps yaram loxoom day xasan ci yaram bic ak tableau pour mën a bind loolu jur que ne man dama matérialiser sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel TS 1924 TS 1924 ñi nga xam ne ñoo ci nekk alors damay jàpp ne liste bi yow heure boo ubbee sa téléphone rek taal da ngay gis icône WhatsApp bi ñëw nga gis Pape Fall Grand Gora Fall Magamu Ndong alors Aïda ainsi de suite léegi su ma ko téyee nii du ma permettre ma développer ni nga xam ne moom laa bëgg développer léegi moo tax ma koy orienter ci position bi pour dire que ne su fekkee ne ñu man gis nañu ne sunu panel bi nous sommes au nombre de 512 gis nga 512 yooyu dañuy sàkk ci ñoom ku ci nekk ci panel bi nga jéem ñu lijjanti ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñooñu la ñuy waxal la gum pour le moment lu tax noonu la ñuy waxal gum pour le moment donc du premier au dernier donc yow mi nga xam ne yaa ngi may déglu te nekk ci panel bi jàppal que ne yow yaa nekk ci case bi sa tour moo nekk fii xam nga lu ñu lay ñaan wala jàppal sa tour ne moo nekk fii Abdoulaye Faye sa tour moo nekk fii mais yow dañuy séntu ci yow nga fexe ma waxtaan ak 10 sénégalais yoo xam ne ci diaspora bi la ñu nekk nga expliquer leen suñu programme donc moo tax ma def 10 bànqaas benn ñaar ñett ba 10 gis nga su fekkee ne am nañu 10 ñu nii rek suñu ko corrélé ak 512 ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi ku ci nekk ci ñun fexe ba am au moins 10 yooyu mais 10 yooyu dafa am consigne yoo xam ne moom nga leen jox ku ci nekk alors ce qui fait que 510 dañ koy multiplier par 10 mu nekk 5120 ci première génération rek première génération moo tax ma def ko en noir léegi su ñu demee yow ki nga xam ne moom nga wax da ngay waxtaan ak moom pour que yéen comme bokk leen fi ngeen nekk yow yaa ngi Torino moom mi ngi Verona nga wax ko pour mu waxtaan ak mbokkam bi nekk États-Unis pour que kooku nga xam ne yow jot nga wax ak moom te nekk Verona mu waxtaan ak yeneen fukki mbokkam yoo xam ne ñu ngi ci diaspora bi mais ñu ciblé diaspora bi d'abord alors fukki mbokkam yooyu ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci diaspora bi suñu waxtaanee ak ñoom xam nga lan mooy suñu objectif alors kooku su waxtaanee ak fukk ki nga xam ne moo topp ci moom keneen waxtaan ak fukk keneen waxtaan ak fukk daf ñuy permettre dès deuxième génération bi rek ñu am 5120 Sénégal ñu nekk xam nañ ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi gëm nañu gis nañu seen bopp ci programme bi pare nañ ci dugal seen loxo mais gis nga suñu egsee ci troisième génération rek dañuy egg ci 51 000 non dañuy egg ci 512 000 sénégalais de la diaspora gis nga nag lii nii mooy li nga xam ne ñun loolu moom la ñuy wax donc lii mooy genn wàllu million alors su fekkee ne nag fexe nañu ba 512 000 yooyu ku ci nekk ñu seet nan ñu touché leen wan leen programme bi wax leen li nga xam ne moom lañ leen proposé sàkku ci ñoom du lu bari ku ci nekk rek sa mbokk yi nekk Sénégal nga utal ji ci ñaar soo amee ñaar rek doy na pour ñun su amee ñett day gën a baax ñeent mu gën a baaxati muy lal yow mi nga xam ne yaay troisième génération rek déjà ñun dinañu def ba ñu xam yow bal génération nga suñu xamee génération bi rek yow soo waxee benn nit rek dinañ xam à chaque instant ñaata nit la ñu amagum ñoo xam ne yëg nañu programme bi gis nañ ci seen bopp te ñu ngi jokkoo ak seeni mbokk au minimum ñaar yu nekk Sénégal muy sa soxna ak sa benn doom wala sa soxna ak frère am wala sa papa ak sa yaay yow sénégalais bi nekk ci diaspora bi wala sa cousin yoo xam ne wóolu nga leen gis nga leen ne ñoom xam nañu ne yéen a ngi souffrir ci bitim réew gi ngeen nekk te ñu war a waajal dellu si pour liggéey Sénégal parce que objectif yëpp loolu du dara lu dul loolu man mii yàlla xam na ko su doon li ma gënal du ma fanaan benn guddi ñi ma xam ñëpp tamit koo ci waxal loolu la te nag yàlla dogal na am nañu ñu emmagasiné nañu suffisamment d'expérience pour war a mën a dellu si liggéey Sénégal tubaab bi du ko mës a liggéey alors ñu toll nag fan
que nee naa su ma eggee ci 3e génération rek on est à 512 000 Sénégalais de la diaspora mais 512 000 Sénégalais de la diaspora yooyu su ñu defee de telle sorte que damay minimiser 12 000 yi nee 500 000 rek donc ça veut dire que am na ay pertes ñoo xam ne amuñu 9 amuñu 10 9 la ñu am ainsi de suite su ma defee calcul bi ça me permettra de dire que na environ j'ai 500 000 Sénégalais yoo xam ne ñu ngi nekk ci diaspora bi te ñoom ñëpp ku ci nekk gis mun nga ñu amal ku ci nekk ci ñoom mun nga ñu amal minimum ñaari Sénégalais yu nekk ci diaspora bi 1 Sénégalais 2 Sénégalais yu nekk ci Sénégal nekk sa mbokk mi ngi Sénégal nekk sa mbokk nga assurer que ne kii effectivement am na carte d'identité dina voter am na bureau de vote am et cetera et tout léegi nag lii nii xam nga lu ñuy permettre gis nga day daal di doon 500 000 yi ñëw am nañ leen nangu nañu votel te tamit nangu nañu jàppale ci parrainage bi mooy ni ñu téye seen carte su beneen Sénégalais boo xam ne day demander candidature day poser candidature am ñëw fekk si la yow bitim réew xamal que ne Sénégalais yi nekk ci diaspora bi am nañu un candidat boo xam ne moom moo gën a xam seeni problème yéen moo leen ko gën a mën a faj kenn ku mu mënti nekk que yow mi nga xam ne da nga nekk foofu benn Sénégalais bu jóge Sénégal un candidat X ñëw fekk leen New York Manhattan wala Canada Montréal wax ak yéen su leen waxee li mu leen wax ba pare xam leen ne yéen seen préoccupation du doon priorité des priorités parce que moom calculam leneen la par contre man en tant que candidat issu de la diaspora la priorité des priorités c'est la diaspora te nag loolu dañ ci am firnde yu leer que ne suñ ci demee nii dinañu mën a décoller Sénégal li tax ba ñu jur ba ñu créé TS 1924 de 2019 à 2024 ci kattanu borom bi ceci dit suñu demee 500 000 Sénégalais yi waxtaan nañu ak ñoom ku ci nekk gis nga ci sa bopp convaincre nga ñaari nit Sénégal alhamdulilah su ne ñett mu gën a baax ñeent mu gën a baaxati mais nañu am minimum ñaar dañuy jóge ci 500 000 yi nga xam ne am nañ ko ba pare ils sont prêts à nous parrainer mais 500 000 parrainage laaj ñu ko def 52 000 rek la ñuy laaj c'est du moins ci proportion yi plus ou moins quelque chose la ñuy laaj wala un peu plus de lii la ñuy laaj li nga xam ne moom la ñuy laaj nag am ko dinañ ko am ci première génération rek ñu am suñu parrainage ci diaspora bi d'abord parce que li ci ëpp essentiel bi 51 000 yi ci diaspora bi la donc diaspora bi pour deuxième génération rek dinañ am suñu signature donc ñu wàcc nag Sénégal am fa chaque ville rek nga am fa li nga am moom nga am rek nga dépassé de loin li nga xam ne moom la ñuy demandé mais nag su ma revenir rek ci fii nii 500 000 Sénégalais yi ku ci nekk wax ak ñaari Sénégal day nekk 500 000 fois 2 fois Sénégalais yu nekk Sénégal léegi qu'est-ce que ça fait day nekk 500 000 plus 2 fois 500 000 muy 2 fois 500 000 de 1 million 1 million ak 1 million 500 000 suñ ko boolee ci électorat bi nga xam ne ñoo war a dem Sénégal ce ne sera pas aussi automatique aussi mécanique si je peux ainsi dire mais dinañu am loo xam ne dina affleurer que ñu war a mën a def de telle sorte que ne stratégie bi suñ ko lalee ak yeneen pexe yoo xam ne incha allah dinañ ko développer plus tard ñu dem ci élection yi xam fi ñuy teg suñu tànk du ñuy sax deuxième tour ak gars yi premier tour ñu jaar ci kaw ñi nga xam ne ñoo lang ñëpp mu nekk ñi nekk ci nguur gi ak ñi nekk ci opposition parce que nous avons un programme boo xam ne moom la ñuy véhiculer askan wi di ci gis boppam lii nag moo tax may bëggee ñaan askan wi képp koo xam ne yow sénégalais wu di nekk ci diaspora bi te nekk ci panel bi wala nga nekk ci panel bi te nekkoo tamit ci diaspora bi la ñu bëgg sa mbokk yi nga xam ne la ñu nga xam ngay wax ñoom à partir du Sénégal te ne kat est-ce que xam ngeen ne yéen diaspora am ngeen un candidat xamagoo ko man xam naa ko ne nga ma yónnee la ay données page Facebook nga dégg li ma xam ne moom laay développé tout de suite ça nous permettra de toucher le maximum de Sénégalais en un temps relativement court après nag li ci topp mooy lal incha allah ci diir bu gàtt dinaa leen woo fiiwaat ci panel bi expliquer leen que ne dinañu wàcc Sénégal yóbbu tous les moyens qu'il faut pour dem battre campagne dem fépp ci Sénégal ànd ak suñu ñoñ yi nga xam ne ñu ngi Sénégal di liggéey bu mucc ayib parce que keroog maa ngi dégg kenn ci suñu camarades yi je le salue au passage mu naan woy professeur George xamaguñ ko Sénégal et cetera il se détrompe Sénégal am na ay nit yoo xam ne
dinaa ko woo moom ci sax ci suuf wax ko yenn nit yi nga xam ne ñu ngi jokkoo ak ñun te ñu ngi ci langue politique ba pare nekk ay kilifa yu mag te ak ñeneen ñi nga xam ne nag ñoo ñal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal soxna Awa Niang soxna Mati Niang grand père Gora père As Diagne ñi dem ba am ay xale yoo xam ne dañuy dem créer benn comment on l'appelle encore genre mouvement soutien TS 1924 loolu déjà taxaw na biir Sénégal nit ñi ngi ci dox te loolu rek su amee soo gisee jeunes yi nga xam ne ñoo ci nekk entrepreneur gëm programme professeur Diodj donc c'est extraordinaire soo demee Touba on a des villages yoo xam ne ñoom ñëpp ils nous attendent on a et cetera ñooñu di ñu xaar ñëpp tamit dama bëgg lii nii ñi nga xam ne ñoo jot a jokkook ñoom wax ak ñoom fàttali ne leen wax leen ne incha allah professeur Diodj dina ñëw ku ci nekk ba fi nga xam ne fa nga nekk jox la loxo ànd ak ñooñ ki nga xam ne moo créé woon moo defoon jouer rôle pont ba ngeen xam ñu ñun dinañu ñëw ba ci yéen jox leen loxo dem ci askan bi te yàlla dogal na kat réew mi ñu nekk nii nekk na réew moo xam ne ku fi ñëw lu jëm ci comme liggéey boo ci demee ba sóobu ci nit ñi doot ñu la xàmmee incha allah ci kàttanu borom dinañu ñëw avec les moyens def suñuy délégation di ñenn ñuy def ay tir groupé di demandoo ensemble di rencontre ay nit di leen wax suñu programme ñenn ñi tamit ñuy dem de manière dispersée ñi jaar nii ñi jaar nii suñu demee ba nga xam ne le besoin se fait sentir ñu woo ma jëlaat circuit bi nga xam ne moom la ñu jaaroon pour ñëw feddali li nga xam ne loolu la kooku waxoon te tamit incha allah ci kàttanu borom bi dinañ leen jox des moyens logistiques yu leen permettre ay moyens de transport et oto yu baax a baax yu bees tàq pratiquement ak ay tablettes ak ay téléphones yu leen permettre pour que képp ku ñu taxaw di wax suñuy wax dañuy jël tablette bi wala ordinateur bi wax la ne programme bi mi ngi nii nga xam ne nit ki dina mën a accéder au programme à fu mu mënti nekk ci Sénégal parce que tout simplement ci yi nga xam ne moom lañ leen jox yëpp dañuy def de telle sorte ñu am ligne de crédit en permanence nga xam ne guddeeg bëccëg dinañu mën a di jokkoo ay nit donc daal en résumé ñun stratégie bi la ñu bëgg kii la ñu bëgg lal dinañ ko lancer une fois pour que gars yi réfléchir ci après ku nekk wax fi nga ci toll su nga waxee fi nga ci toll ñun dinañ xam lu ñu am loolu moo ñuy permettre ñu xam lan la ñuy mottali donc daal lii liggéey la boo xam ne ku ci nekk ci ñun jàppal que ne bu jàpp ne professeur de diw lay waxal jàng naag jàngul c'est pas important li am importance yow lijjantil fukki nit aajowul jàng aajowul am licence wala maîtrise li mu laaj mooy nga say mbokk sa am di jàmm koo xam ne xam nga ne muy bitim réew nga jël sa téléphone kar mu naan diwlee xam naa dafa may woo dama laaj xaalis nga ne ko non laajuma la xaalis dama lay laaj ñu lay dimbale ëllëg mooy vous avez un candidat qui est dans la diaspora yore na programme am gis nañ ci suñu bopp gis nañ ci li yéen tamit gisan nañ leen ci yoon aussi yéen seen bopp moo tax ñu leen pour ngeen jéem a seet noo leen di jokkoo kooku pour que ngeen liggéey ensemble pour que ngeen mën a jëlee Sénégal ci guuta gi nga xam ne moom la nekk li laa daal laa ne woon ma eggee ko askan wi ci gàttal incha allah di ñaan yàlla nit ñi dégg ko ak angle bi nga xam ne moom la kii su fekkee ne am na ci ay points yoo xam ne leerul incha allah ci kàttanu borom bi mun nañu jokkoo ak ñun à tout moment n'est-ce pas ñu jox leen ay éclaircissement par rapport ak stratégie bi mais daal nañu xam ne incha allah ci diir bu gàtt dinañ ñëw Sénégal samp suñu ndënd baatu suñu campagne comme ni ko ñëpp di defee ci Sénégal te dinañ dem ci élection dans les règles de l'art incha allah ci kàttanu borom bi lii daal ñu ngi ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp man maa leen amel àq n'est-ce pas parce que ku nekkoon di dem ci ay activités man ma ñëw woole ne lii kat war nañ ko mën a def nga gëm ko nekk n'est-ce pas bàyyi say activité di téléphoner di jël di dem ci WhatsApp bi di woo say mbokk et cetera ñooñu man maa leen amee àq moo tax maa ngi leen di baalu àq bu wér di leen ñaan ñoom tamit ñu baal ma àq nañ ma baal man baal naa leen parce que ñoom pratiquement amaluñ ma àq lii daal laa ne woon ma yegg ko askan bi leen nii di rafetlu di yàkkamti nag ñëw Sénégal incha allah ba baata campagne gars yi xam ne incha allah le candidat de la diaspora bien arrivé asalaamaaleykum wa rahmatullah